rafetlu mbokk yi seen ànd ak seen télévision Lamp Fall nuyu nañ leen gërëm leen sant leen mbokk yi nag dikk nañ seen émission penc mi di émission bi nga xam ne mooy dalal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu Sénégal di yëngu ci wàllu koom ci wàllu lépp loo xam ne day doxal suñu réew Sénégal mbokk yi nag tey jii am nañu mbégte dalal Moustapha Mbaye nag mooy président conseil départemental bu Foundiougne ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu tolluwaay réew mi alors président Moustapha Mbaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Amadou Ba. ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan di nuyu seen télévision bi di nuyu ñi fiy liggéey yëpp di am mbégte pour waxtaan ak yéen tey ci lu jëm ci tolluwaayu jamono ji. sàkku rek ñu si laaj yal nañu yàlla may xel mu ñeenti ñu toll. voilà jërëjëf président fi ñu koy doole mooy jamono lay passé gis nga ni yi fi demee maanaam am na gouvernement bu yees boo xam ne samp nañ ko. waaye lañ ca seetlu mooy daanaka yenn ci kàngam yu bari bokk ci parti APR. dañu leen wekki. teg fa ñoo xam ne xëy na mënees na leen duppee ay kujje. ndax mënuñoo jàpp ni kon xëy na parti APR dafa raflé ay cadre waaw xam nga. man gisee ma ko noonu parce que dama jàpp ne parti APR du ñoom rek ñoo war a liggéey ci gouvernement parce que ñi fal président de la République c'est vrai que parti APR président Macky Sall moo doon seen candidat mais Sénégalais yi li ëpp ci Sénégalais yi ñoo ko wote kon nag yaakaar naa ne du rafet du jekk ñu teg ko ci bopp réew mi mu jël ñi nga xamante ne ñooy APR rek dénk leen liggéeyu gouvernement bi bàyyi yeneen Sénégal. waaw dëgg la waaye nag boo seetloo lu tax wax loolu mooy ñu gën a ràññee ko ci parti bi bokkoon na ci ku mel ni par exemple Amadou Ba. bokk na ci ku mel ni par exemple nu mu tuddati ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye. même bu dee sax xëy na kooku allié la woon benn membre dugg ci parti bi. ak ñeneen ñoo xam ne ñu bari jàppoon nañ ni. tolloon nañ ci dayo boo xam ne xëy na am na lu bari loo xam ne mën nañ ko liggéey ci nguur gi waaye ci parti bi. ñu wekki leen. ndax loolu jàppoo ne am na ay calcul yu ci nekk. waaw man jàpp ma ne benn calcul am na ci. parce que man dama jàpp ne président de la République ni mu def nii sax daf ko yéex a def. ah lu tax loolu. waaw parce que réew dafa am nu muy doxee. day tourner parce que boo seetee jamono ji jafe-jafe yi am yépp ba xale yi di génn réew meeg yooyu. pratiquement ni gouvernement bi di doxee. kon doxin lu gouvernement bi. voilà ah d'accord waaw parce que. ah kon yow donc d'accord nga ni gouvernement bi wees na mu doon doxalee mbaax. na mu doon doxalee mën na am lu ko gën. li ko ma am lu ko gën mooy. man su ma gis-gis mooy. képp ku ñu fi teg nga am fi 2 ans dañ la war a dindi teg fi sa bopp xam nga Sénégal dafa am benn habitude bu ñu am képp ku ñu jël teg la ci poste ministre wala ñu teg la ci poste DC. da ngay jël say militant jël say bokk indi leen fa kooku nag soo ko fa bàyyee 4 ans wala 5 ans moom ak ay mbokkam rek ñoo fa nekk pourtant bu fekkoon ne da nga jël kenn teg ko 2 ans ci boppu port exemple laa lay jox comme directeur port bi nekkoon DG port bi dëkkoon Fatick ku ne xam na ne waaye Fatick yi boo demee port. da nga fekk ñu bari buñ ko fa jëlee buñ indee waay Louga kooku tamit jël waay Louga boo ëllëgee ñu jël waay Kaffrine indi leen fa. mais loolu lu yàgg la ci yéen politique parce que loolu pour defar sa base la. mais loolu mooy doxal réew mi kenn ku nekk gis boppam. mais su fekkee kenn ku ñu nommé yaag président yi dafay nekk ba keroog ba nomination bay jeex. mais réew mi duñ gis seen bopp. ci ñaari yëf. waaw benn bi mooy dina am borom xam-xam yi nga xamante ne. danañ fi nekk ba xoomaat. te kenn du utiliser seen xam. waaw dëgg la waaye xam nga tey jii Moustapha Mbaye président conseil départemental. ñàkkul ni am na ñoo teg sa wet. waaw am na ñoo dugal ci liggéey. parce que say militant lañu. d'accord mais loolu lu yàgg ci réew mi la. te lu normal la ci wàllu politique. d'accord mais nag. xam nga Moustapha Mbaye ili la. dañ maa fal peut-être ñi ma fal ma ànd ak ñoom di liggéey su ma mandat bu jeexee. bu ñu falee keneen mu dem jëli ñeneen indi leen parce que réew. warul concentré wu ci benn équipe rek nekk su amee rek ay manquement di xale yi coow yu ñuy coow yëpp naan amul liggéey yëpp loolu rek parce que bu fekkente ne day tourner rond
gox bu nekk dana ci am mais président Macky Sall duñ ko fal mu fal ministre yi ànd ak ñoom liggéey mandat bi ba mu jeex dafa war a am parce que yaa ngi wax Amadou Ba c'est vrai que ku ne xam na ne liggéeykat la ku ne xam na ne borom xam-xam la mais yeneen borom xam-xam a ngi fi bu jëlee wàllam nañ ko jël teg keneen jël keneen jox ko wàllam man noonu laa ko gisee man remaniement bi gisuma ne président def na ci dara lu dul lu tegu ci yoon. mais jàpp aussi que tubaab bi muy wax maanaam une équipe qui gagne duñ ko changé maanaam équipe buy am ndam kenn ko changé wax na bu dee di ñaari at yu ne wala ñetti at yu ne ñu changé aussi fonctionnement état ou bien administration mën na am sooxe aussi. waaw d'accord xam nga loolu foofu man fi mu ci wutee yow gis-gis mooy. waaw équipe bii gagné. waaw kenn du ko changé. loolu logique la mais gouvernement du doxee noonu parce que gouvernement ni mu war a doxee normalement équipe bu fa nekk bu ñu demee ba ci kanam dañ la war a changé nee naa la possibilité changement bi possibilité yi muy am dafa bari benn ki nga xamante ne nommé nañ ko fi tey bees dana def tout pour wane xam-xamam ki nga xamante ne def na fa 2 ans 3 ans 4 ans amatul lu muy prouvé dara jaralatu ko def leneen lu lam daan def lay def kon réew mi di avancé parce que système ba fa nekkoon moo fay nekk ñaareel ba kooku fa nekk am na sénégalais bu xam li mu xam man li mu man nekk ci tuus bi war nañ ko jël indi ko ñetteel ba kooku sénégalais bi nekk ci tuus bi te liggéeyul am na ñu nga xam ne tey ñu ngi nekk fii di semer peut-être bu fekkoon ne tour bi egg na ci ñoom ka fay nekk dana jël xale yooyu jox leen liggéey. ok voilà c'est ça. mais li problème bi aussi da nga xaw a tuumaal gouvernement bi. tuumaal ministre yi. ne xëy na dañu doxalee moo waral jafe-jafe am. mais ana responsabilité président bi nga xam ne moom mooy définir politique am. moom mooy kilifa gi. ndax jàppoo ne am na aussi part de responsabilité ci tolluwaay réew mi tey jii. waaw mais loolu nag moom day corriger. waaw loolu tolluwaay réew mi. waaw moom la président de corriger moo waral changement yi mu def ñii sa mbokk journaliste yi. ñii naan ñii dañuy xool seesam. ñii naan jël na adversaire am indi ko. te du loolu parce que président waxul kenn ne Amadou Ba dafa xool seesam président waxul kenn ne Mimi Touré dafa xool seesam dafa fekk ne Mimi Touré ak Amadou Ba ak sa Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni ñoom ci réew mi ñu ngi fi ñeneen ñu mel ni ñoom ci parti bi mu ngi fi te tamit réew mi day dem fu nga xamante ne day soxla opposition bi ñëw parce que état dafa am na muy doxee du président rek li muy bëgg nu mu ko bëggee la koy doxalee day dem ba nga xamante ne réalité état moo koy imposer mu dem jëli ñu nga xamante ne donte kon bokkul ak ñoom langue sax mais dina leen jëli pour que réew mi mën a am jàmm foofu lañ toll. président Macky Sall li mu def nii Sénégalais bu xóot gis-gis dañ ko ci war a féliciter fexe ba oote dialogue jël ñëpp boole leen ci réew mi parce que ñëpp bokk réew mi. waaw mais aussi président bu ñu fàttali ko ndax jàppuñ ni Macky Sall tamit bu ñu xawee tuuti tourné débat bi. ci wàllu politique carrément ndax jàppuñ ni Macky Sall réussir na la mu waxoon. ndax ay jamono nee nañu def na woon opposition bi dana fexe ba réduire ko. maanaam dana néewal seen doole ba du ñu tekkee ci dara. yi muy doxal nii. ndax jàpp ni bokk na ci tànk yooyu rek la nekk di maanaam néewal opposition bu Sénégal parce que tey jii nee nañu opposition amatul de. waaw ma ne man su ma gis-gis du néewal leen doole man su ma gis-gis mooy da leen jël boole leen ci réew mi daf leen jox seen cër. noppi loo leen yi waaw daf leen jox seen cër. man noppi loo leen ndax man la jox teraanga nga la noppi. ah waaw en tout cas man daal li ma gis mooy. waaw président xam na ne. réew mi du pour président Macky Sall kese réew mi du pour parti APR kese réew mi ñëpp ko bokk. mu ool opposition bi ñi nangoo ñëw mu waxtaan ak ñoom ñu ñëw jàppale leen te ñooñu maa ngi ci félicité ci nangu gee ñëw gi ñu nangoo ñëw waaye nangoo dugg ci gouvernement bi ñu nangoo dugg ci gouvernement parce que ñaari yëfu fi nekk toog ci tuus bi di sànni xeer wala nga dem xettali askan wi man nag c'est préféré ma dem xettali askan wi comme dem nañ ba nga xam ne askan wi laaj na ñu àndandoo liggéey réew mi man c'est préféré li président Idrissa def maa ngi ko ci félicité bu baax mu déplacé wu ñëw ànd ak président Macky Sall xam nga nit ñaa ngi ko naan moo waxoon léegi moo wax la léegi moo waxoon li démb tey moo wax lii parce que ba muy wax loolu démb parce que démb la woon réalité démb la woon. ngay démb indi tey. waaw mais d'accord d'accord nee na démb waral tey. d'accord waaw mais nit mën na wax lu mu mënul. waaw mais du ko def parce que jamono mën na ñëw nga wax lu nga xamante ne ca réalité jamono jooju nga ko waxee woon jamono dem ba nga xamante ne soo continuer ci loolu nga waxoon di sàmm sa kàddu di nga lor sa bopp lor ay doomu aadama mieux nga nangoo joxe ginnaaw ñu wax la neex mais nga dem suqali sa askan man gis-gis boobu laa gis ne
ñi nga xam ne ñëw nañ ak ñiy waaj a ñëw gis-gis boobu lañ am ñëw ànd si ak président Macky Sall ñu doxal réew mi bu ñu demee ba nga xam ne egg nañ ci cappaandaw ji ku mu neex nga dem. waaw nga jël sa bopp mais aussi président dafa am benn mbir boo xam dafa am bu ñu ñëwee tuuti ci wàllu calcul politique. bu ñu ñëwee tuuti ci wàllu calcul politique. maanaam Macky Sall dañu faral di wax naan ci mandat bu mujj la toll. waaw bu dee ci mandat bu mujj la toll lan lay doyee ay liggéey ay opposition ak i Idrissa Seck ak nangam. bu dee kay nee nañu ci mandat bu mujj rek moom gëm na ni moom ci la toll. lu tax mënta liggéey kàngam yi ñaan ay technocrate wala yooyu. waaw xam nga bu fekkente ne mandat bu mujj ci la toll. waaw warul tax mu yeccaaral ba réew mi di am ay jafe-jafe man yaakaar naa ne su demoon ba dese benn une semaine sax parce que match football yi da ngay dem boo gis ko dese 5 minutes changé parce que bu demoon ba nga xamante ne dese na benn une semaine sax bu xamee ne une semaine foofu bu dindee kenn roppi ko roof keneen dina avancé liggéeyam dina rafetal liggéeyam dina rafetal liggéeyu askanu réew mi daf ko war a def moom ndegam mu ngi ci bopp réew mi warul xool ndax suba la fi jógee wala gannaaw suba la fi jógee fu mu toll rek dafa war a def avancement ba kër su mu fiy quitté waaw. mais aussi d' accord naa remplacement war na am mais ki ngay remplacer aussi dafa am solo. parce que sénégalais yi mënuñu woon dégg wala boog mënuñu woon gëm ni li Macky Sall di fi nekk ci nguur jamono dana dox ba xëy na ku mel ne Idrissa Seck jege si ko. tey jii loolu am na. intérêt peut-être Macky Sall Idrissa Seck moom rek ci ñàkk. ndax jàppoo loolu. waaw man gisuma loolu. man li ma gis daal mooy. waaw. président Macky Sall gàcce ngalaam parce que li ko war mooy li mu bokk ak nit ñi comme ni ñu koy waxee réew dañ koy pencoo. kenn du ko pàccoo. président Macky Sall tey pencoo na réew kon nag ñëpp a war a ànd félicité ko ci xam-xamam bu rafet ak teeyam ak doxalinam bu rafet waaye tamit. il faut que ñu féliciter ñi nga xamante ne ñoom nga yaakaar ne lii ñu def ñàkk lañ ciy jëlee te seen askan jaral lañ ko parce que nag bu fekkee da nga nekk ci kanam askan bi toujours bul xool li nga xamante ne yow sa avantage kese la da ngay dem jëmmi jamono nga gis lu nga xamante ne boo ci duggee risque lay doon ci yow mais da nga ko def ngir ko nga soowee askan bi man noonu laa ko gisee. ok la nga gisee mais président aussi dafa am loo xam ne foog ñu wax ci. Macky Sall dafa mel ni ña mu àndaloon démb ñëpp war na leen. ñu baal ma ci kàddu. su ma ciy lim ku mel ni Moustapha Diakhaté. ku mel ni ñi mujjee génn. ak ñeneen ak ñeneen. frustration yi ndax jàppoon mu ngi bëgg a bari. waaw mais. maire yi mu ngi bëgg a bari. jàppoo loolu waaw d' accord mais man pourquoi nga ne président Macky Sall war nañu àndaloon. man d' accord muy metti la waaw non waaw d' accord mais. waaw histoire bu amee. waaw da nga war a xam exactement la ko waral. parce que bul jël faute bi rek def ko ci président Macky Sall. mooy njiit moo. waaw mais non. waaw parce que bokkoon naa ci ñi sos mbir mi. tekkiwul ne su ma fa nekkee nu ma neex laa fay nekkee parce que réew mi gouvernement bi bokkul ak parti bi suñu xasee nekk ci gouvernement bi dañu engagé wu pour Sénégal yëpp képp ku fa nekk te nga xamante ne. li ak yéen a bokk ndeeg bàyyi yéen a bokk parti yéen a defandoo lii yéen a defandoo laa bis boo wàccee sart yi nga xamante ne du ndigalal président de la république dafa fa war a jëlee pour indi fa keneen parce que Moustapha Diakhaté rek nga xam ak ñeneen ñi mais boo leen doon compte tey matuñ 40 ñi ànd ak président Macky Sall ñaata lañ ñaata mille lañ kenn xamul nu mu toll donc ànd ak ñoom ci njëlbeen tekku ne dañu war a ànd ba ca feebe mën nañu dem ba nga xamante ne ñoom seen gis-gis dëppootul ak ni réew mi doxee président Macky Sall moom tamit gis-gisam dëppoowul ak ñii ni ñu xalaatee su boobaa tàqale ko rek moo fay bu tàqale ko amee nag te yow xamuloo exactement la waral tàqale ko nga jël bu ko kole président Macky Sall mën nga tooñ président Macky Sall mën na doon président Macky Sall mais mën na doon Moustapha voilà mais aussi tey jii mujjanteelu parti tamit lu jar a laaj la lu tax man lu jar a laaj la mooy dañuy xool ni kàngam yu bari seen diggante ak kilifa gi xëy na neexatul na mu war a neexee li ci suñu kanam ndax jàpp nga ni rafet nga njort seen parti bi bu baax a baax a baax bu baax sax parce que ñoom ñu ngi dem am na ñuy ñëw te parti mooy bindoo noonu ñuy ñëw yi est-ce que ñay dem la ñuy yóbbaale ñi ñëw dinañ ko mën a indi je ne sais pas
loolu nag mooy wax ji. waaw parce que mën nañu ñii ñëw mën. est-ce que doog a ñëw bokk nag kii yàgg te tey dem. ñii ñëw mën nañu indi lu gën. waaw ñale lañ fa defoon. ñii tamit mën nañu yóbbu lu gën. ñii ñëw li ñu indi. loolu moom ça dépend. waaw man mënuma accepter rek ne ñi fi nekkoon ñoom man ci Sénégal yi wala ñoo gën a baax ci Sénégal yi. un Sénégalais moo dem un Sénégalais moo ñëw voilà kenn ku ci nekk mën nga remplacer sa morom. voilà mais parti bi jàpp nga ne am na avenir jamono ji. bu baax parti APR laa wax. bu baax parti APR rek am avenir. lu tax ma wax loolu président mooy. parti généralement boo gis. bu weesoo ka ko jiite di nga gis sax ñaar wala ñett yoo xam ne dañu sës ci moom. ràññeeku lool. ñëpp am na rafet njort ci ñoom. waaye APR jamono ji amul bu weesoo Macky Sall amul kenn koo xam ne mën nañu koy joxoñ tuuma ne xëy na kii la war a doon ëllëg. amul. waaw loolu dafa jotagul. mais benn mandat moo leen dese. non waaw mais jotagul. benn mandat moo leen dese fu mu toll nii jotagul ñu tànn. waaw ku jiite suñu parti bi. jotagul te aussi loolu c'est pas obligatoire. parce que président Macky Sall mën na ñàkk a nekk président te jiite parti bi. du condition bu nekkatul président warul jiite parti. waaye parti nag. voilà parti objectif. voilà léegi nag bu jiite mooy jiite réew. voilà léegi boo jiitee réew mi bu paree. waaw kenn ci ñoom. mën na jiite réew mi. kenn ci parti bi. mais amul courage mën na nekk candidat. jamono ji amul courage. non mais moi non xam nga actuellement mënuñu am ñaari candidat président mënu fee nekk ba pare. ci biir parti bi benn candidat génn. non maanaam am kenn ku toftalu ci wetam sax. bañ jàpp ni xëy na. bu Macky randoo. kii mën naa taxaw. waaw loolu daal ñu ngi ci liggéey te jotagul. te xam naa ne bu jotee incha allah danañ am candidat bu nga xam ne buñ ko génnee. ñëpp ci ànd. pour ñi nga jàpp ne ñoom lañu wàccee nii sax. candidat mën na ci génn te ànd ak président Macky Sall bu mu la bett. ñi nga jàpp ne ñii tey dañ leen génnee nga jàpp ne mer nañ mën na am sa xalaatu bopp la fekk na ñoom mer dañ xam ne lii moo war a doxal réew mi ñoom nañu rocceeku bàyyi ñeneen ñu dem te bu teree bu ëllëgee buñ leen soxlaa mën nañ leen jël jiital parce que kenn ci ñoom génnul parti bi ba léegi amaguma ci benn déclaration kenn ci ñoom ku ne bàyyi na jox na. ku mel ni Maître Moussa Diop de moom nee na génn na. boo génnee. kooku moom mais mooy est-ce que duggoon na moom. waaw Maître Moussa Diop Macky 2012 la bokkoon. waaw mais moom est-ce que mais coalition bi la bokkoon. bokkuloon ci parti bi. waaw bokkuloon suñu parti. moom dafa yor parti. waaw dafa yor parti. kon tey génn ci coalition bi la génn. ñun bu ñuy am candidat suñu parti bi lañ koy amee. suñu parti APR bi ci la ñuy am suñu candidat bopp. te dinañ am candidat bu nga xamante ne bu neexee yàlla du am benn problème ñëpp lañ. président su ma déggee li ngay wax. nangu nga ni kon Macky Sall mandat bi moo ko dese ni ngay waxee. waaw président Macky Sall waaw président Macky Sall. waaw mandat bii moo ko dese desewu ko man dama sérieuse vraiment mënuma dogal ci loolu moom ku ci bëgg a xam loolu leer. da ngay fexe jàkkaarloog moom laaj ko ndax pare na pour quitter ci mandat bi wala pare na pour continuer. man daal dama la wax ne la Macky jógee fii 2024. mu jógee fi 2030 de toute façon bala mu fi jógee. APR moom dañ am seen candidat bu nga xamante ne dañ ko tëgg ba mu baax. président Macky Sall jàppale ko mu yor réew. mandarga yi Macky Sall wane jamono jii. mandarga yi mu wane. boobu depuis un certain temps joxu la ni comme que kii jugee ko fi. mandarga yi wane la ni kii fas yéene gu fee jugee. waaw xam nga. président Macky Sall. warul wane mandat comme li ma la waxoon ci njëlbeen. mandarga yi waaw ma ne. waaw warul wane benn mandarga bu wane ne. waaw day quitter réew mi xam nga réew comme ni ma la ko expliqué am na ci lu nga xamante ne du lu ñuy manifester ba ñëpp di ci teg sa bopp parce que président Macky Sall actuellement am na ñu nga xamante ne bët yi ñu koy xoolee tey bu ñu jàppee ne pare na pour dem. dootuñu liggéey dootuñu topp ci kaw il faut que mu mën a jël engagement wu moom dafa war a continuer yor réew mi ba kër su mu fay jógee loolu nag bu amee engagement boobu am na ñoo xam dañ koy gisee ne kii pareegul pour dem parce que bu doon pare pour dem du doxalee nii te or que noonu la war a doxalee parce que moom bis ba mu ñëwee ba bis bu ñu fiy génn benn position rek la war a am mooy liggéey kenn warul xam. ne kii dana joxe mandargaam def boo nee mandargaam day quitté ñu ko toppoon uti feneen fu ñu dem moo tax du ko wane. nga dëgg mbokk yi ñu fàttali ni sunu gan di président Moustapha Mbaye mooy njiitu conseil départemental bu Foundiougne alors président ñu ñëw ci beneen fànn
tey jii ndax jàppoon ni réew mi jafe na. wala boog réew mi metti na. lu tax ma ne réew mi metti na mooy jamono yi paase gis nga ni fi Dakar naasee woon trop. ñu naan ko immigration clandestine bëgg. ndaw ñu bari jàpp ni seen yaakaar a tas. ñu bari jàpp ni gàcce la. àddina bi yëpp di xool doomu Afrique rawatina doomu Sénégal di dee ci ndox mi ak yooyu. ndax président kon yéen politique yi man du ma ne sax nguur waaye yéen politique yi échoué ngeen. ndax nuñ mën a wax loolu. non. non ñun mënuñu jàpp ne dañuy échoué. ah lu tax loolu. dañu jàpp ne benn phénomène bu wàcc ci réew mi la te commencé wul ci gouvernement président Macky Sall. waaw lu yàggoon lu fi amoon la waaye d'accord na. waaw lu fi amoon la. parce que foofu causes yi dafa bari. bi ci jiitu mooy xale yëpp dégg nañ ne extérieur mbas mi yóbbu na fa ñu bari ku dem am liggéey loolu bokk na ci cause yi tax xale yi di rey seen bopp pour dem. beneen bi xale yi dem ñooy ñan loolu tamit lu jar a xool la. maanaam ndax ñu am métier. voilà c'est ça parce que aussi nit dafa war a am yar bu nga xamante ne ay waajuram moo ko def ci moom muy doylu muy jàngal ko métier muy wan ko àdduna muy xamal ko li mu war a bëgg lan la te loolu daf ci feeñ ci xale yi dem boo ko seetloo parce que boo seetee gaal yi waxuma la dala mais si sars ba fay nekk loolu xel du nangu nit ku nga xamante ne am nga benn formation wala nga am xel wala nga xalaat dara ngay dem di ci dugal sa doom wala sa doom di ci dugal. pourtant jàpp nañ ne am na xale yoo xam ne dañoo am ay diplôme. waaw am ay métiers. waaw ñu ngi ci dem pour. waaw moom dama lay wax rek digagul. loolu ci benn la ci. beneen bi tamit état am na ci responsabilité kooku du ma ko weddi. kooku dama la koy nangu. boo seetloo ci sama wax jéeg yow sànq. dama la ne état dafa war di tourner remaniement yi dafa waroon di dem chaque 2 ans gox bu nekk am directeur général benn moment jël ay quelques personnes boo fa nekkee 2 ans ñu dindi la jëlaat feneen loolu dina tax gox bu nekk am ay xale yu def dara. nee naa la jox naa la benn exemple port bi fi Pathé Ndiaye di nekk mais ña fa nekkoon ñëpp presque te ngeen leen njëkk bi fi directeur général port bu Fatick bi nekkee mais waaye Fatick rek a fa nekk loolu nag li muy waral mooy gox yi nga xamante ne mel nañu fu ñu gëm a dëkk nga xam ne amuñ benn directeur général seen xale yi am kenn ku fa mën a recruter kenn su yàggee ñooñu ñooy obligé di dem di dugg ci gaal yi wala ñu dem feneen parce que gox bu nekk président dafa war a même bu continuer mu jaare la fa kenn ku nga xam ne parce que ñun dama lay wax lii dëgg de Coor directeur poste directeur général poste ba muy nekk poste département Foundiougne xale yi 90% yëpp jàngale keroog ba mu fa jógee ba léegi amuñ benn directeur général amuñ benn xale bu mu fa jël bu dul man conseil département la mu fa jël passé wu 18 personnes bon Latif nommé nañ ko ministre mais fa mu nekk mënul jël pratiquement kenn donc lu mel noonu moom la état bi war di xool xam ne gox bu nekk war na fa jaarale kenn ku nga xamante ne au moins que dana fa laal dara bu ëllëgee mu mën a am. mais aussi dañuy faral di dégg ñu naan état pour mu jàppale ay jeunesse foog mu former leen. mais est-ce que politique formation état bi tuuti jàpp nga ni mu ngi fi parce que sànq nga wax si biir wax nga leen foog ñu xam ndaw ñooy ñan. ndaw ñi même si c'est vrai que dañoo jàng wala boog jànguñu amuñu métier aussi. tey yaakaar naa wareefu état la aussi. ci mu tàggat leen. bu tàggat gi noppee après mu wut fu mu leen def yaakaar naa. waaw formation moom président Macky Sall def na ci le maximum waaw def na ci le maximum parce que soo demee département Foundiougne conseil département nga fa feneen nga fa feneen nga fa ay am na centre formation bu nga xamante ne Sokone la nekk formation professionnelle ñu ngi former xale yi ci façon bu nekk conseil département tamit ñu ngi def ay formation yi moom bari na
formation moom sincèrement bëri na. ci wàllu état waaw ci wàllu état. ci wàllu état mu wàcceeku ci collectivité locale yi. voilà donc nag former nit ba pare aussi te joxul ko liggéey. waaw amul sens amul sens. li ma la wax loolu la amul sens état bi moom kenn mënul dindi seen responsabilité ci lii am. waaw mais nag du ñoom rek. du ñoom rek li ko waral dafa bari parce que tamit borom kër yi borom njaboot yi borom alal yi ñi mën a jàppale nit ñi parce que boo ko seetloo état condition la mën a créer pour emploi mais pour mu créer emploi dafa jafe gis nga fii yi nga nekk entreprise bi nga nekk tey man maay directeur général bi 83 personnes ñoom laa doon employé xam nga actuellement la fi nekk matul 30 personnes xam nga lu ko waral. mbas mi du mbas mi état bi moo liggéeyloo fayuma suma personnel bi di dem voilà donc entrepreneur yi bu ñu leen doon jàppale ni ñu leen war a jàppale ni ko doon mun na am problème yii di am du am. kon état bi mooy rey entreprise yi. mooy bien du ma la ne déet. Man de du ma la déet man de personnellement. ci moos nga bokk waaye waxal dëgg. loolu dëgg lay wax état bi mooy rey entreprise yi. parce que entreprise yi bu ñu leen dimbale woon. waaw dinañ jàppale président ci emploi bi. ok mais dañ leen desale gannaaw. entreprise yu bari tey boo fa demee mënatuñu dem te du seen càggante état leen yoreel xaalis. fayuñ leen li may wax ci kaw laa ko wax de. oui c'est vrai. fayuñ leen ba mënatuñu continuer seen liggéey. ok loolu nag bokk ci luy doxal. mais est-ce que amul paradoxe. beneen affaire bi aussi. waaw xale yi dañ war a am jom. te xam ne réew mi mën nañ fa liggéey seen teraanga. nee naa la entreprise bi 83 personnes moo fi nekkoon di liggéey man maa créé entreprise bi man dugguma école. ci àll ba laa jógee ñëw fii di reyante ba yàlla dogal tey ma am lii ma am. te voilà c'est ça loolu tamit xale yi bu ñu xoolee foofu. day baax je crois que xam ko voilà gis ko bu ñu xoolee foofu. waaw danañ war a mën a góorgóorlu. jàpp ne du état rek moo war a mën a dimbale nit. wala xëy 8 heures wàcc midi rek ci la nit mën a amee teraanga jamais. fii ma nekk ñi nga fi gis ni ay ingénieur lañ maa leen di commandé. ñi fi nekkoon di réunion léegi su may employé lañ te man dugguma école donc nit ki su gëmee boppam war na mën a dimbale boppam dimbale réewam mais nag am na ci lu nga xamante ne boo frank la parce que même fi ñuy dawali di fa dem extérieur man du ma fa jóg tout le temps maa ngi ci yoon bi mais la fa nekk suñ ko xamoon coono bi yëpp du leen ci dal bu ñu demee ci benn puus bu ndaw la ñu nekk di dund bu nga xamante ne et xëy na dana am ñu ñu fa jëlee mais coono bañ fay dej genn wàll gi bu ñu ko dejoon fii dinañ am luñ liggéey te Sénégal ku amul loo jàpp mais demal nga bay ku amul loo jàpp financement yaa ngi fi. waaw financement yi politique la nag. ban politique. waaw ñun de suñu département financement ya fa am. waaw amul politique amul dara. waaw wala faa nga gudd loxo la ñuy wax. non faa nga gudd loxo. gudd loxo doo mën a am ci financement yi président non waaw. non xam nga actuellement banques yi dañu ubbil collectivité locale yi ay bunt. boo demee tey ci banques yi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi boo fa dugalee 2 millions mën nañ la lebal 6 millions collectivité locale bi bu góorgóorloo ba mën a jël 2 millions dem dugal ko ci banque bi dina garante ci population ba fa nekk lu mat 6 millions bu indee 6 millions dina parante lu mat 20 millions te loolu am nañ possibilité bi. ok man personnellement. département fu ñu ba ma nekk ña ma fa daan garanti sax du ma jël xaalisu collectivité locale man maay jël ci suma xaalis 2 millions dem dugal ko ci banque bi mu financé jigéen ñi ñu liggéey delloo ko ma dem ñu jox ma suma 2 millions ma def suma poste 200 laa ko def ñoom ñu mën a demal seen bopp te état jàppale na collectivité locale yi ba mën nañ loolu kenn ku ci nekk mën nga génnee ci la nga am dara pour financer kon financement yi aussi
mu ngi jàppale nit ñi. ok voilà ok mais am na foo xam ne wax nga ko sànq foog ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti mu jëm ci wàllu entreprise yi. parce que aussi il faut l'accepter que état bu Sénégal jógul benn yoon. ci wax ay politique yoo xam mu ngi koy taxawal. ci wàllu entreprise privée ak yooyu yëpp. alors que yow tey jii exemple nga. ci état ku yor entreprise privée. nekk ci état en même temps. dem ba avouer ni état. dafa dëgg yàlla mooy nërmeelal ay entreprise donc ça veut dire que politique gu état jëm ci entreprise yi. bu nërmeeloo kon ndaw ñooñu tamit faaw ñu nërmeeloo. exactement. voilà loolu dama la koy nangu parce que secteur bi moo xam na. te dama ci wax lu nekkul. li ma lay xamal moom mooy état bi jàppalewul entreprise yi. parce que bu jàppalewul entreprise yi lu bari danañ ko mën a jël ci ndaw yi. voilà parce que 80 quelques personnes yooyu ma la doon wax. bokkul ak ñi nga xamante ne bu ma amee san ci Kolda dama fay jël 40 personnes wala ma jël fa 30 personnes ñii liggéey ci man la rek su ma amee chantier Tamba la même chose su ma ko amatul ñooñu du ma fa jël nit mais ñi fi nekkoon sax di dem liggéey foofu dootuñ fi mujj nekk. kon aussi loolu tamit bu fekkente ni ñu ngi gëstu solution yi nga xam ne moom lañ war a régler mbënn mi moom lañ war a régler mbëkk mi war nañoo xoolaat entreprise yi jëm leen a jàppale ñu dem. ki nga xam ne waxul la lebal ma xaalis dafa la liggéeyal fay ko pour mu kon ne liggéey mais yomb na man de lebu ma kenn damay liggéey mais nag état bi yor na ci suma xaalis bu nga xamante ne suñ ma ko joxoon suma entreprise dana dox ma mën a jël ay jàmbur teg ko te du man rek. waaw bari na ci réew mi. voilà léegi président Moussa Mbaye ñu jeexale ci beneen pàcc mu jëm ci wàllu Foundiougne. muy président conseil départemental la wax naa ko. ndomba tànk bi moom da nga ko fas yéene yor ba ci kanam. wala nu ma demee noonu. waaw man nag bu fekkee dama lay wax dëgg rek. waaw président Macky Sall lay gunge fu mu yem fa laay yem. ok boo xam ne bu fi jógee. nga jóge ci ma dem retraite dem noppalu ci. donc yow fu mu toll nii bu président daal moom ngay déglu. bu bàyyee bàyyi na su continuer ma continuer loolu nag naa la wax raison yi tax ma def ko. du ma koy gis du suma xarit suma leader ndax moom bi mu ñëwee dafa jël àll bi def tournée xool dëkk yi fa nekk yépp lan mooy seen problème amuñu ndox amuñu courant amuñu yoon amuñu hôpital amuñu dara bi président Macky Sall ñëwee man dëkk ba mu dëkk tey bu ñu ubbee robinet ndox mi di xel te mosuma koon xalaat bon électrification rurale bari na tey ca suñu département bi yaakaar nañ ni balaa 1 an wala 2 ans dëkk boo dem lamp ya leer nañ te loolu ñun ma suñ ko gis defal nañu ay piste yu nga xamante ne ñoo fay jaar guddi di fa jaar bëccëg amatuñ problème. loolu moo tax nga wéy. voilà léegi nag man kooku laa baykat laa te ci réew mi laa dëkk président bu ma gis mu ñëw di jàppale nit ñi di leen jëlee ci coono ba ñu nekkoon di leen ci dindi damay ànd ak loolu moo tax ma préféré ànd ak président Macky Sall. mais bu fàttali ne boo nekkee président conseil départemental aussi. askanu Foundiougne dañ laa soxla. waaw te soo ma nee Macky Sall saa yu tekkee ndombal tànkam nga tekki sa ndombal tànk. waaw kon askan wi xanaa leen di bàyyi noonu ko. waaw xam nga kat ñoo ngi jiite fu mu toll nii te askan wi dafa teg. dëgg la askan wi ma fa teg mais askan wi dañu ma gis ma dem di political APR ñu ànd ceeg man ba teg ma nekk président conseil département te askan woowu wax dëgg yàlla président Macky Sall dafa ñëw fekk ma leen di dimbali parce que man tooguma bañ far ma président conseil département ma doog a réaliser dara ci suma département dama faraan def la ma man li ma mën ma gis ne bu ma ànd ak président Macky Sall dana ma ci jàppale mu jàppale ma ci ba suma xol sedd ba jàppale ma ci lu koy suma njort ci àll bi lundi bii laa war a gisante ak directeur général Sénélec pour que mu gën ñu jàppale ci affaire courant bi ci suñu biir département barki démb PDC mu nga foon pour jàppale ñu ci route yi ak forage yi commune ba ma dëkk bi may dugg ci politique amul benn forage actuellement tey am na 2 forage commune ba ñëpp a ngi ubbi seen département fu ñu ñëpp pratiquement ñëpp tey am nañ ndox. bu ñu soxlaa ndox am. tey jii ndax yow am nga wucc wala ama wucc bu bëgg a toog fi nga toog. ndax ñu toog waaw am na te yéene naa leen ko. waaw waaye doo leen ko xajal de.
c'est pour moo ànd ak Macky Sall dem koy xajal leen ko saa yu ànd sa moo ànd ak Macky Sall dem xajal leen ko man boobu am ma problème boobu parce que man am ma problème mu nekk président conseil département wala ma ñàkk koo nekk parce que bi ma ciy dugg li ma mënoon fi ñu toll nii mënatuma ko bi Covid bi ñëwee dama jël suma salaire may leen ko man utiwuma fa dara profité moo dara ci suma président conseil département damay jël suma alal di ko yóbbu foofu donc kon nekk fa ak jógee fa moyen ci man boo gisee man damay gunge président Macky Sall as bi aussi ci la bokk parce que boo xoolee ne actuellement presque am naa 60 ans bon am naa yeneen yu ma war a defi yu nga xamante ne bu président Macky Sall da bëgg daal même su ma mënul jóg danaa ko jàppale pour mu bëgg mais su paree nag wax dëgg yàlla ma bàyyi ñeneen ña fa nekk ñu génn dem léegi jàppale leen man leneen li ma mën moo boole koog li président conseil département boobu man ñu def ko ci département fu ñu ok voilà président Moustapha Mbaye amoon nañu mbégte dalal la ci émission penc mi sa kàddu gu mucc maa ngi sant yàlla bu baax di leen sant di sant seen directeur te di wax ne Lamp Fall partenaire u département Foundiougne parce que événement bu xew da ngeen fexe ñëw fii waxtaan ak ñun ñu wax leen suñuy coono wax leen suñuy bëgg-bëgg mais daal li nga xam ne moom la ñuy mujjee mooy ñu ngi féliciter président de la république ci gouvernement bii mu taxawal mais ñu ngi koy féliciter ci dialogue bi mu oote woon mais ñu ngi koy féliciter ci ndim nangoo jël doomi réew mi yëpp bokk ak ñoom réew mi te di ko ci encourager di wax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon it ñu jàpp ne dañoo remplacer woon nit bon nit war na leen mën a remplacer. problème warul mën a am. jërëjëf. je pense que vraiment dafa nekk loo xam ne nee nga solution. déjà phénomène bi ça existe te boo ko seetloo Sénégal du ay Sénégal rek ñooy dem day am ay jeunes yoo xam ne tey dañoo jógee dans la sous-région jaaree fii débarqué fii parce que xam nañ ne fii ci Sénégal am na fi ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey ndax xale yi jël seen xaalis yóbbu leen te xamuñ fu leen yóbbu donc c'est des déplacements à risque donc xale yooyu nga xam ne tey ñu ngi dem ku bëgg a dem kenn mënu ko téye premièrement ça veut dire que solution mooy il faut que mu am un plan d'ensemble mooy état bi da ci jàpp pour assurer ce qu'on appelle le service d'ordre la sécurité mooy la protection des zones d'embarquement la surveillance accrue des zones d'embarquement on peut même créer une loi dans le sens de récriminer de sanctionner ces trafiquants yi nga xam ne loolu rek mooy seen liggéey jël xale yi yóbbu leen xale yi dee ci géej gi dégg nga de ñu ci vivre ñooñu déjà mun na am une loi dans ce sens-là. Deuxièmement mooy il faudrait que État ak tous les acteurs jàppalante la solidarité maanaam tey État bu mettre en place un système de sécurité mettre en place un système de surveillance des côtes te parents yi nga xam ne ñooy parents yi xale yi jëluñ ci ay mesures la État bi def mënut a aboutir nañ ko buggee maanaam tey boo amee sa doom da nga koy yar boo amee sa doom da nga koy yóbbu jàngi bu jàngut génne ko fa mu nekk yóbbu ko mu jàngi métier bu jàngee métier te nga yar ko ci patience yar ko ci patience ak tolérance ak esprit d'initiative booy jàng métier sa métier pareegul nga ne la nga bàyyi loolu dem ci yoon wala nga commencé benn entreprise amagul sax juróomi weer wala amagul sa at nga ne na nga ko bàyyi parce que gis nga loo xam ne war nga gën dem foofu mais entreprise boo ko créé dafa am ce qu'on appelle la phase de création la phase d'installation et la phase de développement mais boo defee ci phase de création ak phase d'installation yow xamagoo sax les résultats de la création de ton activité professionnelle nga ba ko fa ni yaa ngi ut loo xam ne xamoo résultat bi lan la yaa ngi sant sa bopp loolu je pense que ñi ko mën a gérer c'est l'État c'est aussi donc les parents d'élèves
c'est aussi à mon avis tous les acteurs de la vie professionnelle qui œuvrent dans la pêche surtout dans la pêche. gouvernement bi nag li mu war a taxaw ci daar mooy xëyu ndaw ñi surtout loolu xëyu ndaw ñi ndax ndaw ñi gis nañu ne fan yi ñoom ñëpp ñu ngi xaru dem ci géej gi ñu naan xaruwuñu dañuy wuti lu ñu am waaye loolu du solution ndax gouvernement bi daal fi mu nekk te gouvernement bi tam mi ngi ci tànk yooyu ndax yu bari taxaw nañ fi yoo xam ne yi ñu ngi accès defar ay programme yoo xam ne yi pour téye xale yi la ñu jublu ci entrepreneuriat gis ngeen DER bi ngi lebal xale ñuy liggéey entrepreneur mi ngi leen defal ay entreprise ci temps bu diir bu gàtt boo demee APIX boo taxawee defe naa 72 heures la wala moins sax ñu defal la entreprise nga liggéey problème bi nag mooy xale yi dañu bëggul liggéey yooyu dafa mel ne bëgguñu ko parce que xale yi ñu ci bari amuñu métier jànguñu seen jàng sorewul amuñu benn métier bu ñu jàng ba nga xam ne seen liggéey ci entrepreneur lay dem ak lijjanti rek di entreprise bu ay marché ak dem ci agriculture bi ak dem ci commerce bi loolu rek moom la ñu mën a def te commerce yooyu sax ba tey dafa laaj jàng ndax commerce bi mënoo koo def te am na xam-xam yoo xam ne yi amuloo ko. léegi nag loolu pour loolu dakk sensibilisation rek te sensibilisation bi du commencé ci xale yi rek ci yaay yi lay commencé ak papa yi ndax gis nañu papa jël doom am 14 ans fayal ko mu dugg ci gaal gi. gis naa ay nit ñoo xam ne dañu jël seeni or tekki ko jaay ko jox seen doom ñu dem. man mii di wax yow am naa rakk bu góor boo xam ne bii ba mu demee ba léegi 2000 la dem ba léegi ñëwatul donc dee na pour ñu dee na parce que ñëwatul wootewul donc ñoo bokk ndey ak baay donc dee na te booba temps sax yi fi garaawel comme nii mais boobu dañ daan dem ba Maroc ñu jëlee bateau bi li leen di jàllale Maroc jaar ci détroit de Gibraltar su ko defee garde-côte Espagne la leen di tirer ñu daanu ci biir ndox mi loolu man gis naa benn documentaire ci loolu xam nga boobu moo gën a garaaw léegi nag dañu jëlee fii gaal gi ne xotti géej gi dem boobu tamit xam nga ne du jàmm loo xam ne parfois du ñu am expérience am na nag ku ma xam ko xam ne kii bateau la dawal gaal la dawal ba dem ancien militaire la gaal la dawal ba dem ba egg fi mu jëm ma nga fa xam nga nag ñooñu nag bu ñu eggee ñooy def ay photo ak ay message yoo ne na ñëw leen ñu ngi ngi liggéey fekk nag ñooñu chance rek lay doon kooku navigateur la woon donc xam na affaire yi gaalam la dawal ak ay itam dem ba egg ña nga fa ñoom ñëpp. mbokk yi kon amoon nañu mbégte dalal Moustapha Mbaye di président conseil départemental bu Foundiougne ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax ci waxtaan bi nga xam ne seq nañu ko ak moom ñu gërëm it di sant équipe technique bi doon jàppale ci wàllu liggéey bi mbokk yi seen émission penc bi ci beneen numéro jërëjëf wa salaam.